benn waxtu jot sënkam mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës bokk na ci coow li jëm ci franc CFA ak it ECO njaw ngi desub xambin ba tey gannaaw waa société civile ak ñi nga xam ne ñoo di askanuk Sénégal waa parti réew mi ñoom itam dal nañoo àddu ci mbir mi ñoom ñi nga xam ne ay ñooñu Idrissa Seck lañu wax nañu itam ci lu jëm ci yokkute njëgu courant gi fii ci réewuk Sénégal lañu jàpp nag moo di waa FMI ñoom ñoo wàññ loxoy nguuruk Sénégal ba ñu jël boobule dogal la ci biir xibaar yi di jotaay gi daañu àddu itam wax ci bëre dóor bi nar a dox ci diggante Siteu ak Papa Sow seenub janoo gu njëkk ñu amal ko démb ci aljuma ji combat bi nag gi ñu jàpp ci juróomi fan ci weeruk avril atum 2020 daa ngeen ko mën a teewlu ci i rajo ak ITV. tey di gaawo nañu koy faral di amale ayu bés gu jot article de la semaine ñuy amalub taxaw seetlu tey ji nag ci tout tànk yi nga xam ne dañu leen di faral di faat fii ci réew Sénégal bi ci mujj nag di ndaw ga ñu faatoon ca Kanteen ca Ziguinchor talaata gi ñu weesu El Hadj Malick Cissé di dalal Rama Wade bu Vox Populi laaj ak tontu nar a dox ci seenub diggante gannaaw article ba mu ca bind ponk gu mujj gi daañu ànd ak Cheikh Sall nañu koy amale di jàngat li jëm ci li yéenekaay yi xëy fasal tey ji yemook gaawo fukki fan ak juróom-ñett ci weeruk janvier atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. gannaaw ba ñu leen nuyoo waxtaanee ndaje bi nga xam ne waa parti réew mi jot nañu ko amal démb ñaari ponk ñoom ñoo ca gënoon a fës bokk na ci yokkute njëgu courant gi fii ci réew Sénégal ak bàyyeekoo gi nga xam ne réew yi bokk ci UEMOA fas yéene nañ ko bàyyeekoo ci franc CFA wutali ECO ñaari ponk yooyu nag soxal lool ñooñu Idrissa Seck yi ba seen nag ndaje gi ñuy amal jot nañu ko fa waxtaanee la ñu jàpp nag jëm ci yokkute njëgu courant gi nga xam ne jëmal nañ ko benn fan ci weeru décembre atum 2019 fii ci réewuk Sénégal ne Sénégal naka waa FMI ñoom ñoo wañ seen loxo ga ñu jël boobule dogal kiñ ci teewlu di Khali Diouf moom nag mooy secrétaire général bu cellule bi nga xam ne moo ëmb cadre yi bokk ci parti réew mi bu Idrissa Seck dañu koy teewlu ci micro Moustapha Gabar Diop. ñun dañu jàpp ne loolu yokk électricité bi tey gouvernement Sénégal amu ci choix. waa FMI ñoo ko wax ne clairement il faut nga yokk électricité bi te li ñu lay wax aussi tey dañu am document boo xam ne wax na ko te jox nañ leen ko ci loolu séminaire. maintenant beneen question bi mooy li ñuy wax ECO mais di fàttali rek ne aussi c'est pas projet boobu du projet seulement UEMOA c'est un projet bu CEDEAO maanaam CEDEAO ñoo ko bokk et bu ngeen fàttali ko démb sax pays am na yeneen dëkk yoo xam ne vraiment ñu ngi doon wax ne waa CEDEAO sax dañuy jiitu annoncé loolu mais projet bi c'est pas un projet seulement CEDEAO waaye li ñu ci gën important mooy ñun lan lañ ci tiré comme njëriñ ñun ñu jàpp ne tey am na décision yu ñu jëlagum ñu koy rafetlu mooy le fait que tey xëy na France bokkatu ci conseil d'administration BCEAO instance yi du ci bokkati mais ñun am na point yoo xam ne ñoo gën a important te ci point yooyu réflexion yi dañ koy continuer ku nekk di xalaat parce que aussi wàllu CFA ak ECO aussi nañ jàpp ne c'est une question boo xam ne mënuñoo ko trancher ni ñëw na bii moo baax bii baaxul am na inconvénient am na aussi ay avantages donc ñun dañu bëgg contribuer ci débat public bi joxe suñu xalaat. ñu àddu ci guerre bu Golfe ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci boobule xare ba tey nag ña ngay laaj li nga xam ne moo di seeni ay ndàmpaay yi nga xam ne waa mbootaayu xeet yi ñoom leen ko jagleloon ak waa Arabie Saoudite loole nag waral dossier boobu ñu xam le ne mi ngi ami tànki kanam loole nag ki nga xam ne di Mame Matar Gueye gannaaw ndaje bi nga xam ne daal nañ ko amal démb ñoom waa ONG Jamra Mame Matar Gueye daal nay àddu la mu xam le nag moo di xibaar bi mu ngi ko jotee gannaaw ba ñu amalee ab ndaje ak ndaw li fi teewal waa Arabie Saoudite kañ ci teewlu di Abdourahmane Ly moo ñu fa teewaloon. ñu ngi wéy di laaj lu ñu leen amel gannaaw bu waa ONU ak waa Arabie Saoudite joxe ay nampaay te ba tey jotuñu si gannaaw ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñeenti téeméer ak ñaari soldaar ya demoon ca geeru golfe ba ak juróom-ñeenti fukk ak ñett yi nga xamante ni dañu fa ñàkk seeni borom kër mënatuñu toog di déglu ay dige yu dul antu wante nag heureusement tey mbir yi mi ngi avancé bu baax ba mën nañu xaar sax suñu jot seeni nampaay gannaaw bu ñu jàkkaarloowee ak ambassadeuru Arabie Saoudite bi mu di xamlewu Mame Matar Gueye bu kuréel bii
di Jamra. loolu nag jox na ma ay firnde ndax affaire état c'est délicat moo tax ma doon leen ñaan yéen presse bi da ngeen may ma ngeen muñ ko ma jox Macky Sall primeur bi parce que Kocc Barma dafa wax ne paaka kenn du ko jiitu ci mbaram. si daje boobu sax si la ambassadeur boobee xamal leen ni dina def benn geste ngir jàppale leen si mbir yu ñu laaj. ba pare nee na nag en attendant état du Sénégal def li ko war pour ngeen jot seen àq ak seen yelleef alors wax nañu ne dana jël ci coobare boppam xaw ma ci ban xeetu ndàmpaay lay doon nag jagleel ko veuve yi ak orphelins yi ak survivants yi waaye nee na ça n'a rien à voir avec le dossier. ki lay jiite bile kuréel moom nee na lu muy wax lu leer la mbir mi njuuj njaaj da si am ba yile jàmbaar mënuñu jot seeni ndàmpaay. dafa am ñu ko détourné defe ne dinañ ci génne noonu duñ ci génne noonu de ndax suñu borom li mu wax na ko ci Injiil bi yonent Yàlla Iisaa comme ci alxuraan li mu wax ci xaalisu veuve ak ci orphelin ku am jom boo ko déggee doo ci ñeme laal 15 ndax nee na ñooñu sama ay njaboot la ku amul dërëm boo leen di dolli nga bàyyi leen ak seen weccit. Mame Mactar Guèye si njeexitu kàddoom xamle na ni njiitu réew mi Macky Sall nar na jommi gannaaw xibaar yi mu ko fas yéene wax te mu jëlee ko si ambassadeuru Arabie Saoudite. ñu wutali ca Mbour ak coowal suuf gafa waral nag ñu daal di woote ab ndaje ci na mu gën a gaawee daal di cee indi saafara ci diggante nag bokk moomeel ba di mairie ba coow li ak ñi nga xam ne nag ñoo di waa mouvement Mbour justice la ñu jàpp nag moo di suuf si nga xam ne place publique la mairie ba daf caa bëgg a teg loxo waaye nag yooyu li tuuma ña nekk ca bokk moomeel ba ña nga cay raggu ba set nag la ñu xamle moo di nag mbir mi le dañ cee am ay këyit yu leer luñ ci kiñ ci teewlu di Sohaibou Gueye moom nag moo toftalu ci njiital bokk moomeel foofee ca Mbour dañu koy teewlu ci suñu micro correspondant gafa di Aliou Kane. délibération am na PV am na te lii dinañ ko waxaat dama ne délibération am na PV am na mais le procureur est dans son rôle il est dans son rôle xanaa mosoo dem tribunal ku fa dem procureur kay partie civile ba lay taxaw di wax il est dans son rôle mais ba ngeen ne procureur nee na nañ jàpp Fallou ba ngeen ne procureur nee na nañ ñu amende 100 millions da ngeen waroon a wax ne sunu avocat nee na nañu jàpp xale yi nañ leen amende 100 millions c'est ça l'équité. dañuy dóor dama ne bu condamnation amee ñaanuma ko yàlla. Et je ne crois pas. Bu leneen amee aussi, c'est le conseil municipal qui est entièrement responsable de cette situation et nous l'assumons. ñu fàttali ne dossier bi nag mi ngi ci loxoy tribunal bu grande instance bu Mbour kon sentence bi nag ñu koy xaarandi ci ñetti fan ci weeru février ñu fàttali ne procureur nag dafa sàkku woon juróom-benni weeri kaso yoo xamante ne nag ñu teg ko ci ndodduk ki nga xam ne moo jiite bokk moomeel bu Mbour moom nag la ñu koy toppee di coowal suuf bi nga xam ne nag waa mouvement Mbour justice ñoom ña nga jàpp ne njuuj njaaj da ca am. gannaaw Mbour Géej ñu wutali ca Ndar Géej waxtaane nag wàllum njàng ak njàngale ak l'école bi nga xam ne moo di lycée Charles de Gaulle moom nag la ñu fay nemmeeku moo di nag l'école bi melokaan bi dafa daal di doy waar ñàkkum karange sax la ñuy nemmeeku ci ndongo yi nga xam ne ñoom ñooy jàngee ci boobule l'école waral nag ñuy sàkku ci kilifa yi ngir ñu gestu leen bala laata musiba di am ci boobule bërëbu jàngukaay ka ñu cay teewlu di Cheikh Tidiane Fall moom nag ab jàngalekat la ci micro suñu correspondant ca Ndar Géej di Momar Alice Niang. mooy réflexion lycée bi parce que lycée bi lycée bu yàgg la depuis l'indépendance ba léegi réflexionné nañu lycée yëpp ci Saint-Louis ba mu des lycée Charles de Gaulle alors que lycée Charles de Gaulle mooy daara joo xam ni moo ëpp ndongo ci région bi boo gi duggee ci salle de classe yi sa yaram day daw poussière bi ngelaw li yooyu boo duggee ci toilette yi moom mënoo fa sax dugg parce que toilette yi su bare dafa am inondation et suñuy doom ñoo fay dugg suñuy jarbaat muy élèves yi loolu aussi point la ci li tax ñu génn beneen bi aussi mooy table banc yi bu ñuy def xayma ci ndongo yi ndeysaan da nga leen di sax yërëm
dañuy jóge benn bâtiment 2e étage dem beneen bâtiment 2e étage di gàddu table banc yi. bâtiment yi wax nañ ko dafa am yàqu-yàqu yu bare boo xoolee nako yi boo xoolee vitre yi boo xoolee saleté bi fi ne loolu ay yàqu-yàqu la. am na beneen yàqu-yàqu sax bu ëpp mooy sécurité bi parce que fii lycée Charles de Gaulle amul sécurité ku mu neex dugg ku mu neex génn comme marché bu tas la bu ñuy jàngale 3 heures ñu envahir ñu équipe nawetaan yi ñëw taalibe yi ñëw dañuy dóor bal dañuy moytu te bu ñu waxee sax ñu bëgg ñu néewal doole parce que école bi dafa am kuréel bu ñuy wax conseil de gestion bu réunir jël ay dogal yooyu la plupart du temps kenn du ko appliquer bu ñuy daw sax di wut daje pour xool fan la ñu toll lan moo si def lan la ñu war a def réunion boobu sax duñ ko am loolu aussi problème bu rëy la fii au niveau du lycée Charles de Gaulle. ñaareelu pàcc jotaay gi bi ci réew Côte d'Ivoire la ñu koy dooree ak lu jëm ci cour de cassation jamono ji nag moom daal dinay teg loxo ci dossier bi ñeel mbirum Charles Blé Goudé nga xam ne nag la ñu koy toppee di mbirum nag lu bal kopparu askan wa ak itam daal di nag amal li nga xam ne moo di blanchiment d'argent foofee nag ci réew Côte d'Ivoire ak ñenn ñoo xamante ne nag ay jege ñaalem lañu moom Charles Blé Goudé procureur de la République moom nag ubbi woon na ab l'enquête boo xamante ne ñetti ayuba sa ngi nii mu daal di nag saytu lépp loo xamante ne jëm na ci kii di Charles Blé Goudé waaye itam loo xamante ne nam ay xibaar la ñu mën ko jot ngir daal di amuk firnde ba xam moom moo def la ñu koy tuumal. ci gannaaw Côte d'Ivoire ñu wutali ca réewuk Togo ak élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi ko fay waajal kon li nga xam ne moo di cour constitutionnelle ba daal dinay nag fësal candidat yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene samp seen ndënd ci bile jongante politique ci fukki candidat yi nga xam ne nag ñoo déposé woon seen i ay dossier ñoom nag daal nañ ci validé lu toll nag ci juróom-ñaari candidat bokk na si nag njiit la di Faure Gnassingbé moom mi nga xam ne bëgg na sampaat ndëndam ngir amal ñeenteeli mandat ca Togo campagne électorale bi nag ñu fas yéene koo door ci juróom-benni fan ci weeru février atum 2020 fas yéene koo ndar képp nag ci ñaar fukki fan ci weeru février atum 2020. nama leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi wàllum bëre dóor dañu ko waxtaanee kon ñeel combat bi nar a dox ci diggante Siteu bu Lansar ak Papa Sow moom Siteu ak Papa Sow kon jot nañoo amal seenu janoogu njëkk démb ci aljuma ji combat bi nag ñu fas yéene ko amal ci juróomi fan ci atum 2020 ngeen mën koo seetaan ci seen télévision ITV déglu ko itam ci seen rajo kon seen janoogu njëkk gi dañuy daal di teewlu Siteu bu Lansar mu daal di joxe ay kàddoom gannaaw ba ñuy waajal bëri bi nga xam ne moo nar a dox ci seen diggante. rusuma ko dama ko jox cër ndax moom mooy yaayoo cër moom mooy yaayoo cër suma combat ma nag moom nag ku yaakaar ne rusel moo ci nekk wala leneen moo ci nekk yaa ngi nax sa bopp kii dinañ bëree ba àdduna ñëpp xam ne bëri nañ lépp lu ñu war a def dinañ ko def combat bi yaakaar naa ba mu waree taxaw yàgg na du dëgg kii bokk na si mbër yi ma njëkk a bëgg si sama xol nit wax si sa mbaaxu waaye yàqul dara si sa mbaax kii yàqaluma sama yoon dara mais combat bi man dama ko daw ba sonn mais dama gëm ne xaalisu làmb bi xaalisu combat bi moom yoonam nekku ci moom Papa Sow moo ko ci dugal ndax du man ak moom ndax dama ko bëgg dama am si moom cofeel man dama jàppoon ñeneen laa war a bëre mosuma xalaat dinaa bëre moom ndax dafa jiitu si sama xol. gannaaw Siteu Papa Sow moom itam daal dinay àddu ci bile combat leneen lu mu wax itam moo di jafe-jafe yi nga xam ne moo dox digganteem ak écurie Fass jamono ji Papa Sow moom itam dañu koy teewlu ci micro Malick Thiandoum. combat la comme combat fi doon jàll yëpp di ñaan yàlla mi am ndam di may ndam yàlla may ndam Siteu koo xam-xam ne champion la prouvé na amatul lu muy prouvé ci làmb waaw Siteu amul koy bañ ci làmb kun la boole ne Siteu nga war a bëri rek combat bu jaadu la.
mais sant yàlla rek am ndam yàlla rek kay may ndam leneen amul fi lu yàlla wallahi azim yàlla rek kay dogal kenn mënul ku mënoon raw ñëpp nekk ci kanam billaay wallaay maa wax loolu yàlla rek kay dogal yàlla mi mu am ndam di may ndam yàlla may ndam loolu mais day nekk combat booy bëree presque depuis sa carrière mu nekk premier combat booy bëree mu bañ a nekk sous le label de Fass loolu aussi beneen affaire la c'est une nouveauté dans le combat. waaw mais Fass xam nga benn association la association am récépissé la mais doomi Fass yi kenn bàyyi ma ñëpp a ngi sama ginnaaw. combat bi leen nar a dox diggante Papa Sow ak Siteu ngeen mën ko seetaan ci ITV déglu ko ci i rajo juróomi fan ci weeru avril atum 2020 promoteur bi di Pape Abdou Fall moo ko daal di tëgg. dañuy yegsi ci article de la semaine nañu koy amalee ayubés gu jot ànd ak El Hadj Malick Cissé tey nag la ñuy waxtaanee di tout tànk yi nga xam ne dañu leen di faral di faat fii ci réew Sénégal bi ci mujj nag di la xewoon ca Kantène tout tànk bi am ñeenti at ñu daal di koy faat foofee nag ca Ziguinchor loolee nag waral kii di El Hadj Malick Cissé daal di dalal Rama Wade moom ci Vox Populi yéenekaay boobee nag la nekk mu amalub taxaw seetlu ci li mel laaj ak tontu dox ci seenub diggante article de la semaine El Hadj Malick Cissé. Maimouna Bari am ñeenti at ñu rey ko ci anam yu doy waar ca Kantène boobu la jëf metti lool sama naataango bi nekk ci yéenekaay bi di Vox Populi. bi ma xëysee sama chef moo ma fekk bureau moom moo ma jox nouvelle bi sax ni ma dafa am xale bu am 4 ans bu ñu tàqali bopp bi ak baat bi à Ziguinchor. léegi mu ni mën naa ci def dara comme que ñun nekkuñu woon ñoo ngi Dakar nekkuñu foofu ma dugg ci site yi pour xool information. ban site nga duggoon. dugg na E-Media. point sn waa si laa jëlee quelques éléments foofu dem aussi déglu aussi rajo ma jël tamit foofu liñ fa wax yooyu laa recueillir comme info si laa bind article bi. waa ñi koy naqarlu ndax dafa nekk la nga xam ni c'est inhumain du la nga xam ni nit war na ko def nit surtout xale ba nga xam ni mënul jël défense am ku toll ci nekk xale foo am joie de vivre et tout ça nga def ko lu ñaaw loolu. ci page 3 bu article bi waajuram bu góor jaaxle mu ni xolam dafa jeex tàkk. seede yu mu indi Rama Wade mu ngi si ñëwaat. mu ni jabaram moo ko woo pour wax nouvelle bi yeneen xale yi ñoo ko informé ni que ni am na benn waay su fa ñëw téye loxo xale bi pour yóbbu ko waaw moom guddi gi yépp nee na da doon julli pour gis doomam mais dara ba ci suba si lañ ko ñëw bi mu jógee jàkk ji. bi mu jógee ci juma lañ ko informé ni que ni gis nañu doom ji mais ci anam bu ñaaw rey nañ ko moom papa ji daal loolu la ci am. ci benn at lu mu néew juróom benn xale faat nañ leen Vox Populi ñëw di ñu fàttali yooyu la jëf. ñi gis que ni mbir mi ngi gën a di wëy. léegi looloo tax ñu dem def ay recherche waa def gëstu bi ñu gëstoo ñi gis que ni depuis janvier bi 2019 bi mooy juróom benn lu cas ñiy rey xale yi ci anam yi ñaaw. Rama Wade gis ni état wu Sénégal moo war a jël ay jumtukaay yu doy sëkk ba lu ni mel dakk. bi fi sàcc xale yi bare trop. gisoon nañu que Macky Sall le président Macky Sall réagir woon na que ni affaire boobu dañ ko fi war a dakkal bi fi sàcc xale yi bare trop
gisoon nañu que Macky Sall réagir woon na que ni affaire boobu dañ ko fi war a dakkal ñoo ngi koy naqarlu bu baax ndax ñun ñi di mag sax dañu ragal ndax yi buy am c'est la peur qui s'installe waaw da ngay ragal il faut que may ñaan aussi parents yi ñi am vigilance ci seen ay doom ak surveiller leen bu baax pour yii nii tamit man di ñaan. naaw article de la semaine mbokk yi ñu yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéenekaay yi xëy fasal tey Cheikh Sall lañ ci àndal. mbokk yi daleen ak jàmm Kumba Kan di soxna si nga xam ne moom la ay mbokkam waxoon ne ni ki démb dañ koo kidnappé maanaam ay samba booy ñoo ko teg loxo gis nañ ko ni ki démb foofu si diwaanu Touba. di mbir moo xam ne nag xëy na ndargaajoom mboolem yéenekaay yépp xëy fësal ko kàddu yi mu yëkkati nag si kanam ñi nga xam ne ñoo di takk der yi dafay mel ni yayu leen benn yoon yooyu lee kàddu nag yéenekaay yépp xëye ko ñoom it am si ak njàqare Libération moom jàppi ko ab récit dëgg moom Kumba Kan Sarr mi nga xamante ni bii fekk nañ ko si diwaanu Touba gi nga xam ne foofu la cosaanoo naan dale ko si kalandoo bi nga xam ne foofu la waxee ne fa lañ ko kidnappé ba yegg si àllub Linguère bi ak woto bañ ko dugaloon loolu yépp nag mu ngi si biir yéenekaay bi nga xam ne moo di Libération moom Kumba Kan di ko nettali ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ñoom yayu leen benn yoon loolee it la enquête yéenekaay gis jàpp ne ki nga xam ne moo di Kumba ay lay la jox ñi nga xam ne ñoo di takk der yi nga xamante ni bii ñoo ko teg loxo foofu si diwaanu Touba Mbacké jamono ji nga xamante ni bii ay mbokkam jàpp nañu ne ay samba boy ñoo ko jàppoon naan Kumba Kan ginnaaw bi ñu ko kidnappé si diwaanu Ndakaaru mu nga yeewoo sa alub Linguère ba daal di assumé kenn si ñi ko tegoon loxo daal di rëcc si ay loxoom Vox Populi moom it xëyit boobu lay xewit ak Kumba Kan mi nga xamante ni bii waa dikk ñoo ko teg loxo si diwaanu Touba naan nag ay laaj samp na si ginnaaw bi nga xamante ni bii teg nañ ko loxo moom mi ndax dañ koo tegoon loxo dëgg nag wala moom si boppam moo nekkoon si teeyu bakkanam loole yëpp nag xëy di ay laaj yoo xam ne yéenekaay yi xëy nañ ko samp ginnaaw bi nga xamante ni bii gis nañu Kumba Kan si diwaanu Touba Mbacké yéenekaay bi naan sa garage ba lañ ko fekk waa dikk ñoo ko localisé daat koy gis waaye laaj yi mu ko doon laaj tontu yi mu leen doon tontu dalul seen xel benn yoon yayu leen ñoom jàpp nañu ne moom soxna si di Kumba Kan di lépp moo ko fent googu it la yéenekaay bi di source a gis jàpp ne lii lépp nag récit bu ñu préfabriqué maanaam ab naal la boo xamante ni bii moom soxna si boppam moo ko def buñ sukkandikoo si kàddu yi nga xam ne moom joxe na ko enquête kat yi ñoom enquête kat yi sax dafa mel ni kàddu yooyu yayu leen Pekes nekk si diwaanu Thiès Tiwaawoon ab góor gu toll si juróom-ñetti fukki at lañ fa faat ginnaaw bi nga xamante ni bii ay jàppante dox na si benn waay boo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi nekkoon si benn baar bu ñuy woowee joolaa bi foofu si diwaanu Pekes bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi di Vox Populi moom góor googee nag doon wuyoo si turu Talla Niang am juróom-ñetti fukki at dañ koo faat ay jaasi lañ ko dóor ba mu faatu bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi ki nga xamante ni bii moo ko def ba léegi kenn gisagu ko nee na mes ne menteng ñu ne woon mes ne menteng si góobu politique bi rawatina opposition bi di waa réew mi ñoom it dafa mel ni ki démb nag yëkkati waat nañu ay kaddu si mbirum li nga xam ne moo di yokkuteem courant bi Sud Quotidien moom xëye yooyu lee kaddu naan réew mi nag ñu ngay clash bu baax a baax Macky Sall ak ay ñoñam ginnaaw bi nga xamante ni bi yokk nañu si téeméer boo jël fukk si njëgum courant bi ñoom jàpp nañu googulee yokk xeluwul te la yiñ ci teg it dara dëggaru ci Les Échos naan cadre yi nga xamante ni bi ñoo boot si ginnaaw Idriss Seck kay ñu ngay biral ay mascarade yoo xam ne Macky Sall ak ay ñoñam ñu ngi koy def si wàllum courant bi Déthié Fall naan Macky Sall sàmmontewut ak ay kàddoom ginnaaw bi nga xamante ni bii diggoon na askan wi si atum 2016 ne boobulee courant dinañ ko wàññi Abdou Fouta Diakhoumpa si biir yéenekaay bi naan Macky Sall dafa tële dëgg jëru sax ñu yàq suñu jot di wax si googulee wàll Yankhoba Diattara moom naan li ñu manqué dëgg nag moo di ay kilifa yoo xamante ni bii am nañu xarañteef gi waaye tamit di wàcc si terrain bi di liggéey ni mu waree te it di soññ ay ñooñam naan bu fekkee ne nag dañoo bëgg ki nga xam ne moo di Idriss Seck nekk si boppam réew mi faaw ñu wàcc si terrain bi liggéey mbir mi soxal Abdoul Mbaye moom mi fi nekkoon njiitul jëwrin yi fii si réewum Sénégal ak jiite parti bi nga xam ne moo di acte mooy li nga xamante ni bii moo di CREI yi Abdoul Mbaye mu ngay défendre bu baax a baax CREI yi bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi di Le Quotidien
ginnaaw bi nga xamante ni biit mu nga yëkkati kàddu naan woy politiciens yu bëri nag fii si réewum Sénégal koppar yi ñuy doxee wérul loolee la Abdoul Mbaye gis si biir yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Quotidien. maire bu Mbour Fallou Sylla scandale bi ko topp si wàllum foncier la yéenekaay bi di waa Grand Place xëyee jàpp ne nag place publique bi nga xamante ni bi jox na ko ay yeneen ñooñ ñoo xam ne ñoo yëngu si wàllum privé bi loolee nag nar na koo jural guutu gu rëy a rëy di place boo xam ne toll na si junni ak téeméeri mètre carré yoo xamante ni bi jox na ko société privée loolee nag tax waa Mbour yóbbu ko si kanamu yoon te boo moytuut moom yoon dina ko teg ay daan yéenekaay bi naan bu fekkee ne nag xóotal nañu boobu lee l'enquête doo moytuwut yoroonu bopp dinañu wadd bu ñu sukkandiko société civile bi nga xam ne ñoo nekk si diwaanu Thiès ay ñooñom moom Fallou Sylla jàpp ne lañ koo singali te dañ koy gasal ndëgg sërëx mbirum Karama Dia bi moom la yéenekaay bi di Le Soleil xëyee mooy premier député bi nga xamante ni bi député noir la foofu sa Allemagne moom mi nga xamante ni bi nag mu ngi bàyyee ko sa Marsassoum ba yegg si jamono ji si parlement bu Allemagne jaar-jaaram moom la yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Soleil xëy di ko xamle ak ñi nga xamante ni bi ñoo di askan wi askanu làmb gépp nag ñi ki démb ñu ngi doon bàyyi nopp ci combat bi nga xamante ni bii moo dox diggante Siteu ak Papa Sow boobu la signature de contrat nag tàngoon na lool waaye bu ñu sukkandikoo ci Les Échos moom Papa Sow yekk na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne moo di Moustapha Gueye ginnaaw bi nga xamante ni bii dàq nañ ko ci écurie bu Fass moom Papa Sow yëkkati na ay kàddu yu bëree bëri yoo xam ne teg na ko ci deru ki nga xam ne moo di Moustapha Gueye ginnaaw bi ñu ko tuumaalee ne moom mii dafa déggul ndigal te it nanguwut ak kilifteef mu ngi naan buñ ma tax a wax ndax bu waxee rek Fass dina tasaaroo boobu lee face à face nag ñu fekkaat ko ci yéenekaay bi nga xam ne moo di suñu lamb Siteu moom jàpp na ne ki nga xam ne moo di Papa Sow nag combat bu mittee mitti mu ngi koy xaar naan ko combat bu taratar mu ngi lay xaar fii ci Lansar ndax champion dëgg nga amal affaire moom tarkindaa bi jàpp na ne Modou Lo ànd ak ki nga xam ne moo di Papa Sow dara nekku ci te lu jaadu la naan ko duñ la may dara Papa Sow it di tontu ki nga xamante ni bii moo di Siteu moom mi ngi naan stratégie maanaam ni mu doon doxee du ci soppi dara dafay attaqué te dina xeex maanaam deret ja dina bëri lool ci googule combat na Siteu waajal boppam ci wàllum xeex te xam ne lu méttee nga koy xaar boobule combat nag askan wi yëpp di ko mën a bàyyi xel ndaxte ITV ak iRadio groupe bi di E-Media mooy ànd ak ñoom ci boobule làmb jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi ñu yendu ak jàmm. jëfal yow itam Cheikh Sall mbokk yi amoon mbégte dégtal leen xibaar yi ci ITV jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn ca ngeen jëf.